رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعدوا للأم طر يقيمون الصلاة مما رزقناهم وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أختنا جميعا سألتك في السر والإخلاص وأردنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد. ñoo ngi delloo ziar man la Ousmane Thiass Gueye résident immeuble Diez di kilifa ci ñii di mag ci ñii di ñu njaay ci ñii di doom ci ñii waaw Ousmane Ndiaye Thiass ñu gis xale yi tamit def ci weeru koor bi muy seen première édition du joxe ndogu lan nga amoon loo ci sànni. waaw xanaa sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi salaatu wassalam lii xale yi def amuñu ci lu dul mbégte amuñu ci lu dul fierté lii xale yi def nañ loo xam ne kawe na suñu njort ci ñoom lool xamoon nañ ne am nañ ay doom yoo xam ne yu ñu noppal la yu ñu déggal la yu nekk ci daayira différents daayira yu nekk ci koñ bi waaw waaye am idée bi am xalaat bi wax dëgg yàlla sagal nañu je peux dire diine parce que nekk ay tuut tànk di def social te boo xool ñoom ñëpp kenn amagu ci ñaar fukki at presque lii moom sant yàlla la rek ci gox bi di leen encourager di leen wax que ne daal dalal nañ suñu xel lii ñu tàmbali nii yàlla na suñu borom fulal leen ko ay ati at may leen ay téeméeri at ñu continuer di wéyal di ko soxal di ko doxal parce que woor ba ngoon jot nga woo say xarit woo ay dëkkandoo woo ñiy romb di dox woo ñëpp benn dogu tàndarma rek ku ne xam ne nga jox ko ku woor ba ngoon jot rawatina ak ndogub lëm ñun daal ñu ngi ci sant yàlla bu baax par ma voix waa immeuble bi waa gox bi nga xam ne maa ngi doon pratiquement coordonnateur des immeubles Diez ñoom ñëpp ñu tënk seen baat jox ma ko bien que wax neexul sax waaye ñu jéem a góorgóorlu rek sant xale yi bu baax sant kilifa yi bu baax sant ñu ci jàpp bu baax a baax. waaw ñu ngi delloo siyaar bu baax. tur bi naka la. man maa ngi tudd Omar Diop. waaw Omar tey ñu ñëw fekk leen fii immeuble Diez xale yi jël initiative bu rafet di joxe ndogu ci weeru koor bi lakk nga am loo ci sàdd rek. waaw xanaa avant tout di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant yàlla bu baax ci maanaam initiative bi di ko rafetlu lépp doon rek solidarité ak social jàppalante te yàlla tax sunu biir ndaxte weer wi weeru promotion la weeru tedd la weer woo xamante ne la lépp loo ci def rek sunu borom fulal lu ko kon ñi nga xamante ne mooy ndaw yi nekk ci koñ bi ak mag ñeeg ñëpp ku ci nekk taabal na ci dërëmam jàpp ci te yàlla tax ñoom ñëpp nag ku ci nekk ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waaw lii moom daanaka jàngat la lu baax la rek ndaxte sunu borom moo ñu jàngal maanaam jaamu yàlla ci biir jaamam yi Sëñ Tuubaa jàngal nu ko ne œuvrer pour Dieu à travers les hommes maanaam da nga war a jaamu yàlla ci biir jaami sunu borom yi di def lu baax di ko wax jaamu yàlla du julli ak woor kase loolu obligation la da nga ko war a def mais li ëpp solo mooy di jaamu yàlla ci biir jaamam ñi mooy lii tey gars yi def togg ay ñam joxe ko te yàlla tax loolu képp ku ko def sunu borom moo lay fayal boppam sunu borom nee na képp ku duy benn biiru jullit ànd ko xol bu sedd am nga yoolu ku tabax junniy juma day wane ne rek lii dafa am solo ñu ngi leen ciy gën a encouragé di ci gën a soññ ñëpp war nañ ko mën a def lu baax la rek dajale suñuy ñaar dërëm ak suñuy ñetti dërëm def lu baax loolu wàññiwul dara ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi
dañuy sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax di sant bépp kilifa boo xam ne rek yaa ngi ci immeuble Diez bi rawatina nag ñi nga xam ne dañ fay jóge ci bu yàggul dara ñu gis ne lim nañ leen ci kaamin bi fii tey muy lu rafet loo xam ne tey wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal fa ñu jëm yàlla nañ fa fekk jàmm fa ñu jëm yàlla na leen gënal fii ñu jóge mu doon tey initiative bu rafet parce que tey jeunesse bi rek laa fi gis tey gis fi samay rakk samay sœur tey ñu ñëw ak koñ bi képp koo xam ne rek bàyyi nga sa yitte ñëw fii tey toog lii muy première édition ma gis fi jeunesse bi ñu engagé wu dundalaat immeuble Diez tey dama am mbégte parce que man mi juddoo Diez màggee Diez tey dama am mbégte tey parce que ku ñëw tey rek ñoo lay dalal rawatina sama rakk yi nga xam ne tey ñoo dalal ñëpp tey nag ñu ñëw fi tey ma ñëwee fi nag ñaari casquette parce que dama fi ñëw représenté maire Gueule Tapée Fass Colobane parce que tey jii da ko fi waroon a fekk parce que démb ñëw na fi ñoo fi ànd mu ñëw gisanteeg ñoom soñju leen waxtaan ak ñoom am lu mu jëflanteeg ñoom lu baax wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom parce que ñun lii la ñuy xaar ci moom lii moo tax ñuy ànd ak moom ndimbalamam ci social ci étude ci bourse yi ci bourse familiale yi lii yëpp la ñuy xaar ci moom tey kon tey bu ñu amee mbégte te c'est pas une première mu ñëw ci ndogu Diez monsieur le maire ñëw na ci ndogu yi nga xam ne ci commune bi yëpp la am kon donc lu ñu rafetlu la casquette boobu laa fi toogee tey mooy représentant Ousmane Ndoye aussi di représentant immeuble Diez ñi nga xam ne man ak ñoom a bokk âge te tey jii bu ñu sañoon dañuy toog fii waxal suñuy rakk waxal suñuy mag waxal suñuy yaay. waaw ñu ngi lay delloo siyaar sëñ Mbacke. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna waaw maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di leen namoo daal di leen tiitaroo di leen wax seen dooma ngi daal seen soppe seen xarit ñu naan ko Matar Fall ñu gën ko xam ci Matar Cung ndax man ku ma xam ci cung yi nga ma gën a xamee waaw wàllum aar bi may yëngu li nag rafetlu naa ko trop waaw ndax ñëw génnee sa initiative xam nga xalaat say affaire ñëw sa gox fi nga xam te ne foofu nga dëkk moom ngay tiitaroo di leen royoo ñëw waxtaan seen ñoom ñëpp rafetlu ko ànd ak yow jàppale la si dafa neex waaw bisi daal li leen si doon ñaan mu réussir ak jàmm salaam te yàlla suñu borom dagal na ko mu réussir ak jàmm bii nag mooy suñu première édition ñu koy soogay def ci koor gi nii muy joxe ndogu te ñoo ngi ñaan yàlla daal balaa déwén incha allah ñu mën lu ko raw fuuf ci tey bisu tey jii di ko def chaque semaine ci bisu koor gi ba koor gi jeex te incha allah noonu lay demee sëñ Mbacke waaw di ci gërëm tamit sunu garant sunu lépp sunu xarit sunu soppe ñu naan ko Dagana waaw barke Rasulullah mbokkum yaay monsieur le maire ñu naan ko Ousmane Ndoye waaw ak sama grand frère Tidiane Cheti borom Gueule Tapée borom immeuble Diez ñoom ñëpp jàpp nañ si daal ak waa fondation Diez social mooy ñi ngay gis nii ñi taxaw si ginnaaw nii ñoom ñëpp samay xarit leen samay rakk leen samay soppe leen samay lépp waaw ñun daal waa Diez a ngi nii waa Gueule Tapée ngi nii waaw bëgg mu rafet rek comme dañ doon xool Diez dafa am benn affaire bi fi doon daw boo xam te ne muy wàllum social social buñ ko waxee maanaam mooy nga nekk sa gox di defar muy rafet xam nga di set setal muy nice di jàng di woo gaay yi ñuy ñëw di jàng di def lu nice su koñ ñu daal léegi nag loolu daf fi amoon léegi ñu gis ni amatu fi léegi ñu ne pourquoi pas ñun jeunes yi ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi soogay door nekk ci koñ bi dëkk fi yaroo fi màggee fi di fanaanandoo di yeewandoo ñu ne pourquoi pas ñu waxtaanee loolu xam nga idi xool benn idée man nag ma toog sama gaay yi xalaat ma ne leen pourquoi pas ñu def ko ci biir koor gi mu doon première édition joxe ndogu ñu tëralee noonu programme bi. maa ngi delloo ziar Loutiche Mbacke. alors loolu initiative bu rafet la parce que loo xamante ne benn yoon lay am ci at mi kon bu amee war nañ ci mën a barkeelu ndax yàlla moom loo def ci jaamam rek yaakaar naa ne moom moo la koy fayaatal boppam tey nag immeuble Diez lii c'est pour une première mu nekk initiative bu rafet ñu nekk fi ay jeunes yoo xamante ni ils sont motivés tey mënoon nañ xalaat leneen mais yàlla dimbali na leen ba xalaat nañu joxe ndogu joxe ay berne loolu macha allah. ñuy ñaan yàlla di ko def ay at yu bare vu que ni que bi mooy première édition
ñu jàppale leen si gunge leen si mu nekk initiative bu rafet kon dañuy ñaan yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam a kanam ak mën-mën bi ak taxaw bi nga xamante ne am nañ ko ci ñoom ñu leen koy taxaw saa su ne parce que ñun ay doomi Gueule Tapée lañ tey ji man mi sama taxawaay ça veut dire que ni que man fii laa dëkk fii laa juddoo kon tey sama gox lépp lu mu def balaa kenn di ci jiitu man wax naa cee jiitu de ma part du coup dañuy ñaan yàlla ñu koy def ay at yu bëri di ko teewe di ko yàlla yokk mën-mën bi ak xel mi may ñu fan bu gudd ba chaque année daal ñu koy defaat. d'accord xam nga àdduna lépp loo gis rek question de temps la tey jii peut-être boo ñàkkee temps doo tal di def yenn yi boo amee temps nag di nga mën a def yenn yi lu ñuy ñaan saa su ne ku ci nekk saa soo yeewoo yàlla na la yàlla may loo def ba doo am temps wu def yenn yi xam nga tey kii xëy di liggéey suba ba ngoon bu wàccee tëddi rek lay xalaat du xalaat leneen ki nga xamante ne liggéeyul nag bu ngoonee bu ko neexee mën na xalaat leneen kon nag saa su ne saa yu ñu yeewoo yàlla na leen yàlla may lu ñuy def ba bu heure tëdd jotee dañuy tëdd duñu am jot pour dem def leneen je pense que c'est important ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu wér sëñ Mbacke. waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam man je me présente Alseyni Mbaye le chargé de la communication di nuyu ñëpp di sant ñëpp man sama kàddu yaakaar naa li gars yi waroon wax yëpp li ma waroon wax yëpp gars yi wax nañ ko donc kàddu gi mënul gudd. kaddu ngërëm lay doon ak kaddu cant parce que tey jii nii wàllum organisation bi te gis nañ ni lépp jaar na yoon donc duñ def lu dul sant yàlla parce que liñ ci jublu woon mooy mu am réussite totale di gërëm particulièrement le premier magistrat de la commune Gueule Tapée Fass Colobane monsieur le maire Ousmane Ndoye à travers Dagana tey jii nii nga xam ne moom suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la moom gën na yombal mbir yi di gërëm tamit suñu jigéen ñi suñu gërëmee loote rek yaakaar naa tey jii nii ci kaddu Diez social fondation Diez social gërëm nañu waa Diez yëpp di gërëm waa Gueule Tapée yëpp amaana am na ñoo xamante ni bëggoon nañ teew ci bis bi waaye seen jëmm teewu fi waaye ñoom it sonn nañ ci bis bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant jaa ngeen jëf kontaan nañ. waaw ñu ngi lay fay Serigne waa Cheikh Tidiane Ndiaye waaw man booyee ma woo def ma seen mag may seen mag sax ba pare ñu woo ma jëmalee ma bés bi. waaw ma jàppale leen ci taxawaay bi waaw ñooy ay booy am Pastef nag waaw bëgg li ñuy def bëgg seen koñ bëgg doxal ci social bi di jàppale waale seen doomu ndey Matar di doomu koñ bi di artiste di yëngu ci wàllum art bi waaw di sant tamit waa koñ bi amuñu seen fay waaw ndax lépp lu ñu dugg suba ba ngoon seen loxo gis nañ ko si ba tey ñu ngi leen siy gis ba nii ñuy waxee ak yow seen loxo ngi ñëw maanaam koñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp mënuñu lim ndax bu ñu limee dañuy juum waaw di sant ñëpp di sant Dagana mii tamit waaw maanaam def na si sax lu mu warul def ci bés bi loote mii suñu jigéen di magu xale yi di sant xale yi ñoom ñëpp waa Médina gis naa fi koñ bi ñëpp booloo bokk ndey bokk baay doon benn daara ji di sant ñëpp amuñu lim bu ñu limee dañuy juum daal suñu tournée suñu ay yaay kese la ñuy gis suñu ay rak suñu ay frère kese loolu rek sant yàlla la barki sëñ Bamba lii nag dañ ko defoon rek pour maanaam nit ñi gis maanaam li ñu war a prouver demain. رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعدوا